Salut chers internautes Sénégal 7, vous avez votre émission Sport 7 sur Sénégal 7 tey aussi ñuy dalal beneen kàngam ci football bi di Ndofène Fall di nekk secrétaire général u Jaraaf nekk aussi chargé des sports foofu ci Jaraaf Ndofène ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di nuyu suma mbokku internet yëpp di ndoor fa di jaale monde sportif bi parce que weer wi moom dafa metti ci ñun. ñàkk nañu grand Youssou Ndiaye ñu jóge ca Lamine Ba gaañu ñu teg ci Sunkaru nga xam ni Jaraaf la nekkoon international sénégalais nekkoon entraîneur Jaraaf te itam ñu tàggañu sunu beneen mag muy Falilou Kane ancien ambassadeur il était vice-président du Jaraaf aussi donc il est resté tout le temps conseiller au Jaraaf nelaw na tey ba yóbbu nañ ko njaareem pour denc ko yal na leen yàlla xaare àjjana amiin yaa rabbi ñu ngi leen di jaale bu baax a baax seen mbokk ak seen ay am di jàmm ñëpp yal na leen yàlla xaare àjjana suuf xoyof seen kaw fi ñuy tàmbalee mooy ci actualité sportive bi monsieur Ndofène mooy instant yi li ñu gis ci fédération bi affaire consensus ou pas deal la wala yow lan nga ñu ci mën a wax. waaw xam nga Sénégal léegi moom kenn baaxatu fi c'est-à-dire nit ku ne ca la mu ne di ca yëngu war na cee mën a am kaddu ñu ko seqit war nañoo mën a waxtaan seet fu ñu jëm fédération mooy association yi ay association ñoo dajaloo bii tudd Jaraaf bii tudd Jeanne d'Arc bii tudd Port ñu dajaloo dugg ci benn fédération ñu tuddal ko fédération sénégalaise de football fédération boobu dem affilié CAF affilié FIFA ñooñu nag wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla ni association yëpp di waxtaanee war nañoo mën a waxtaan ñoom it seet ndax mën nañoo déggoo bu ñu mënee déggoo ñu ne déggoo nañ ci lii waaye boo ko seetee dañ leen di ŋàññ di leen wax ju ñaaw jàpp ni xëy na dafa am leneen lu ko lal loolu sax am na lu mu indi fi mu nekk parce que ñoom dañ doon waxtaan wi dem nañ ba ci biir ñeent la ñu woon ñett yi mujj ne nañu defar benn programme boo xam ni ñun ñëpp ñoo koy seq ñoo koy bokk seq mu nekk programme boo xam ni day nekk programme bu regroupé ñeenti programme yëpp buñ ko dajalee ñu seet nag kenn ne ko yow dénk nañ la ko mais du yow ñu dénk la ko rek nga am sa cëggal guy parce que dañuy defar benn équipe boo xam ni équipe boobu moom mooy piloter dossier boobu wax dëgg yàlla loolu ay nit war nañ ko mën a waxtaane ba juboo ci ñett yi nag àndoon nañu parce que muy Augustin di Sayer Seck di Mbaye Diouf Dia àndoon nañu am na ay facilitateurs yu ci dox du woon lu yomb parce que ku ci nekk ci ñoom wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla kàngam nga ci football bi te réew mi tam ràññee nañ la ci sa liggéey bu bokkul ak football bi parce que muy Sayer Seck muy Louis Lamotte muy Augustin Senghor muy Madi Touré ku ci ne am nga sa liggéey boo xam ne moom ngay liggéey mais nag football bi sa passion la am na ay nit yoo xam ni jógoon nañu sol seen dàll di ci dox tànku jàmm ku mel ni Ablaye Sow ku mel ni Diagne Ndiaye ku mel ni Louis Lamotte ñu demee noonu ku mel ni Youssou Ndour Serigne Mboup am na ay nit ñoo xam ni sont des hommes de l'ombre waaw te teewul ñoom ñëpp dañ doon dajaloo di wax ci lu baax ngir ñu jëm ci loolu demoon nañu nag ba am yaakaar ni parce que Madi li mu mujjoon wax mooy nañ ko may ba le 30 mu dellu ci ay nitam ba dana dellu si tey le 30 wax ndax day dem ci consensus bi wala day génn donc Madi am na fu mu jaaroon ñeneen ñi am na fu ñu jaaroon d'ailleurs sax boo ko seetee waa ñi nga xam ni ñoo d'accord ci consensus bi ñi ngi Ziguinchor fi mu ne xam naa sax am nañ fa tuuti naqar ak mbetteel parce que gis nañ ne que Sayer génne na lettre ne bokkatul moom nit ñi duñ la wax programme ay attaque personnelle la ñuy def di la wax ci sa liggéey di la wax ci sa famille au lieu ñu wax ci football bi kuy wax ci affaire xaalis di ko jëmale ci Sayer mooy xamoo Sayer parce que asakaam sax soxlawu ko loolu bi mu demee nag ba nga xam ni muñ koo muñ wax na ci ak ay nit ñi jéem nañ koo dànkaafu ne ko déet loolu jaakaaru ñu ni loolu moo gën waaye taxul mu bës na bës xolam waaye nag bu ñu fàttee ni itam nit ki dafa am famille am soxna am ay doom boo tolloo yenn at yi nag da ngay sédd tamit sa ñoñ
da ngay moom sa genn wàll parce que damaa yaakaar ni yenn at yi boo ko xasee dépassé pratiquement say doom ñoo la moom. ñoom bu ñu demee nag ba nga xam ni muñ nañ ko muñ mënuñu ko muñ. ñu ne kon papa bayil parce que yow loo cay defi coono la ciy fekk. au lieu nga dem toppatoo sa liggéey yaa ngi topp ci football bi di dang-dangi loolu passion la. mais léegi da nga jàpp ne yow moom retrait ci consensus bi. waaw affaire famille moo ko lal. lépp ko lal lu ko metti. c'est-à-dire moom ci boppam am na lu ko metti waaye gëm naa ni am na foo xam ni tam boo fa tolloo sa ñoñ danañ wax ak yow ne la lii lu ko fi jar yow même bu fekkee yëf yi da nga koo bëgg wax dëgg yàlla Sayer li mu réalisé ci mbiri liggéeyam. bokk ci capitaine d'industrie yu Sénégal yi. li mu def parce que nag jàmbaar moo fi jëkk ba mu koy def it daf ko ànd ak ay nawleem. ñu ne lii la ñuy def. jàmbaar jur na ay yu bëri. li mu def ci footballu Sénégal waroon naa tax ba ñu wekk ko delloo ko njukkal. Sénégal nag léegi ñun amatuñ champion. parce que duñu fa yegg. bala ngaa yegg fi nga jëm ñu teqatal la. boo ko seetee bu jëkk ñun Sénégal pratiquement ñoo yoroon àddina bi. Moussa Touré nekkoon IMOA. Babacar Ndiaye moo nekkoon BAD. athlétisme àddina bi Lamine Diack ko yoroon. basketu Afrique ak àddina bi Moro ko yoroon. ñoom Pa Keba boo seetee Mbow tonton góor gi Mbow moo yoroon UNESCO. mais léegi duñ ci yegg. parce que dañ ne lii tubaab yi di wax naan nul n'est prophète chez soi. ñun d'accord uñ ko woon Sénégal. parce que bu ñu xasaa am champion dañ koy toñ. ñëpp dañ ciy jàpp wone ko. ba nga xam ni àddina bi yëpp dañ ñu koy nawe. léegi amatuñ ko. boo ko seetloo ci mbiri àddina pratiquement Sénégal yoratu ci dara. li koy indi nag lu demee noonu la parce que boo demee ba nga xam ni am nga ku mel ni Augustin Senghor. bi ñu demee mës na nekk candidat contre Ayatou. ñu gagné ko. mu nekkaat candidat ci gëm-gëmam ci approche ak li nga xam ni. bëggal na ko réew. dem na ñaari yoon élection ñu gagné ko. bii yoon wax dëgg yàlla taxawaayam jekkoon na. parce que xam nga dirigeant bala ñu ko reconnaître au plan international ñu koy xam. dana fekk mu jëf ñu gis. am jaxasoog ñooñu ba ñu reconnaître ko ay qualité yooyu nag ci lay basé pour fal ko. bii nii wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla taxawaayam jekkoon na. nit ñi gëm nañu ni pratiquement ñaari bloc moo amoon. bloc bi nga xam ni mooy anglophone yi ak bloc francophone yi. bu ñu demoon élection. Augustin mën na gagné. waaye bu fekkente ne yow da nga bëgg rek sa réew bëgg doxal activité bu mel ni. sport bi mën nga koo doxal sa réew mën nga koo doxal bitim réew parce que léegi nag bu ñu fàtte ni Augustin il est premier vice-président. de la CAF. Premièrement. Deuxièmement loolu itam bu ko amee Sénégalais dañoo war a xam ne li mu liggéey la ci fédération. tout à fait parce que bu fi nekkul woon liggéey fédération sénégalaise de football muy dem di représenter Sénégal. di dajeeg ñooña ñu koy xam ba nga xam ne àddina bi yëpp xam-xam parce que bu ñu fàtte itam il est président de la commission juridique de la FIFA. kooku nag bu fekkente ne dañoo dajaloo ñu ne nañu dem élection. am ñu ne di doon gën mooy ngeen toog waxtaan bu ñu toogee waxtaan ne léegi programme bi nii lañ ko jàppee ñu boole programme yëpp tënk ko ci yoon parce que bu amul ndëgër laay fii nit ñi dañuy def njuumte. président CAF moom il est élu pour 4 ans. les vice-présidents sont élus pour 2 ans il y a un tiers sortant. boo amul dëgër laay sa réew booy dem ñu lay génne. da koy fragiliser waaw ñun nag mën nañoo jël dirigeant di ca sonn ba mu toll fi mu toll. ñu xëcc tànkam ne ko bon kon léegi génnal dooraat donc loolu ma nekkoon argument bi nga xam ni nit ñi taxaw nañ ci ba yaakaar ni. donc yow en tant qu'acteur sportif d'accord nga ci consensus bi. pour jàppale ko moom Augustin. non jàppale sa réew. parce que gis nga instance yooyu boo fa nekkul boo ci amul. yenn ndëgërlaay yi dañ lay damm say laaf. te loolu Sénégal dund na ko plusieurs fois ñun am na ay période yoo xam ni wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla nit ñu doon traité loolu ñàkk ndëgërlaay parce que moom ma waat gaañoo ba léegi amatuñ fa dara. léegi am nañu non seulement
parce que Ablaye Sow ma nga kaaf Sayer ma nga kaaf Augustin ma nga kaaf ma nga FIFA kon footballu Sénégal am na ndëgër laaj boo xam ne wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla li ci manqué fi mu ne mooy nu ñuy fexe ba gagné ji trophée ñu ne nañ ko toog waxtaane ko te yaakaar ni booloo mooy doole waaye song nañu Sayer ba mujj mu ne léegi génn naa ci bokkatuma fédération bokkatuma ci dara naa dem toppatoo sama équipe te loolu nag gënul ci footballu Sénégal parce que acteur la moom aussi ci acteur la te gis nga ñu bañ ko wala ñun bëgg ko dañuy d'accord que ni Sayer am na lu mën a def ci footballu Sénégal waaw te parce que du tey def na ko itam def na ko le fait nga yor institut bu toll ni jàmbaar di si former ay joueurs loolu tamit yombul mais dafa am xam nga dafa ma ne ma plus grande victoire mooy xale bi ma fekk taalibe léegi nii mu nekk ingénieur informaticien xam nga loolu mooy yemul ci football ñi nga xam ni ñoo yor jàmbaar fi mu ne jàmbaar lañ génne fa lañ jànge dem am seen ay diplôme ñëw ñoom Sayer fi mu ne xëy na dañuy gunge xale yi rek waaye xale yi ñoo yor gestion bi ñoo ku ci ne yaa dem jàngi benn branche bi nga génnee demoo fenn da nga ñëw jàmbaar jàppale si jàmbaar et puis nag ñoom it wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla li ñu def ci réew mi bëri na ku demee noonu nag yaakaaruma ni footballu Sénégal waroon na ko ñàkk parce que bu ñu seetee dernière élection yi dañu dem élection Mbaye Diouf Dia était candidat Lamotte était candidat Augustin était candidat et cetera bi ki gagné ñi gagné ñoo géré ñeneen ñi dem toog te wóor na ma ni loolu gënul ci footballu Sénégal parce que ni ñu soxlaa Sayer la ñu soxlaa Mbaye Diouf Dia la ñu soxlaa Augustin la ñu soxlaa ku mel ni Lamotte la ñu soxlaa keneen ak keneen ñu ne on a appris de nos erreurs xam nga bu njëkk Sénégal bu demee compétition dañ koy gagné ñu ñëw ñu toj fédération ba dàq ministre ba dàq entraîneur ba biñ ko defee ay at xam ni amuñu njëriñ amuñu résultat ñu ne bii yoon nag nañ leen takk suñu ndigg te gëm ni il faut s'inscrire dans la longévité ñu def noonu te loolu wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla am na fu mu feeñ boo seetee footballu Sénégal petite catégorie kenn daawuñu tudd sax léegi kenn ñëw la wax football petite catégorie ci Sénégal te tuddooñu football féminin c'est la même chose Sénégal dañ ko xeeb parce que effectivement ñun li ñu gënal mooy bu ñu demee final ñu gagné mais nit ñi bu ñu fàtte ni Angleterre bi dem final bërki dem moom Italie te Italie gagné ko 55 ans ngi nii demuñu final mi ngi daw ci kon loolu moo lay won ni lii lu jafe la nation bu toll ne moom Angleterre ak li mu représente ci footballu àddina bi ak li mu yor ci joueur yu baax 55 ans mi ngi door a yegg final waaw Sénégal dem na petite catégorie ma ngay dem final ma ngay gagné football féminin ñi ngay football équipe A dem na deux fois final wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla nekk première nation de football en Afrique depuis 3 ans kon war nañoo yaakaar ni bu dagul dikk da ngay nekk ci li ñuy wax ne ku yàgg ci teen bi baak fekk la fa li ñuy liggéey boo seetee léegi suñu petite catégorie lu tax mu tranquille mooy dañu am centre Jules François Bocandé centre Youssou Ndiaye regroupement yi ñu doon def te mënatuñ ko woon def parce que boo ko yóbboo hôtel day cher léegi dañuy jël xale yi yóbbu foofu tàggat leen mën nañ fa regrouper ñeenti équipe ay U17 U20 et cetera ñu dem tàggatu fa ba nga xam ni léegi football petite catégorie ñëpp a koy def premièrement d'ailleurs sax ren dañuy préconiser championnat petite catégorie depuis les U15 xam nga kon football baa ngi defi jéego bu dee football ci réew mi Sénégal fépp la ñuy football boo demee Fongolombi am na championnat ñu ngay football fépp kon nag ñi ngi def ay jéego te nag la fédération aussi wax dëgg yàlla jàngat na ci nekkinam am na loo xam ne daanañ ñu ko teg kenn ñu mettu ñu ko teg parce que saa boo ñu ko tegee ñu dindi ko premièrement deuxièmement état bi am na benn volonté politique affichée parce que wax dëgg yàlla kenn déggatu fi problème prime kenn déggatu fi problème avion kenn déggatu fi problème hôtel et cetera donc bu ñu dajalee loolu yëpp ak potentiel bi ñu am ci ay joueurs ñu ne léegi nañ leen mankoon nañ leen booloo parce que li ñu dese léegi mooy
wax dëgg yàlla indi trophée bi yaakaar nañ buñ booloo ñun ñëpp trophée bi dina ñëw bu soobee yàlla ñu ne nañ booloo waaye fii du ñu bàyyi bu ca nekk bëri na ay nit ñoo xam ni fi mu ne ñuy wax ci football xamuñu nan ngay def ba jógee Dakar dem football yi Ziguinchor waaye yu association boo bokkul nga ne li ñuy def man dama ciy am kaddu foo ko teg amul parce que corporation yëpp ci àddina am nañu seen association ku ci bokkul doo ca bokk buñ nee nañ waxtaan ñun ba juboo ñu bàyyi ñu waxtaan ba juboo ba seet nag lu muy def bu fekkente ne dem nañu ba tële ñu ne ñun ko tële nañu kon seet leen ñeneen ñooñu dem te nag wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla ku seet jéego yi nga xam ni footballu Sénégal def na ko nga xam ni bu ñu daan football yi dañ daan teg pour football dañ daan équipe bu première division na ku nekk teg 3 millions équipe bu deuxième division na ku nekk teg 1 million 500 ñeneen ñi nañ leen subventionné ñu dem bañ naan footballu Sénégal am na ay 7 milliards ak 10 milliards waaye jéego def nañ ko siège amul woon ñu ne léegi 14 ligues yi ku ci nekk nañ la defaral siège bu dee terrain yi ñuy wax parce que mënu ñoo ñàkk wax terrain mais infrastructure moom manqué quand même tey bilan bu tax ñu koy attaqué infrastructure moo tax xam nga loolu ñàkk xam la gis nga infrastructure ci domaine de souveraineté de l'État du Sénégal la bokk loolu on le sait parce que Augustin moom du mooy tabax infrastructure bàyyil ma yeggale rek voilà c'est-à-dire xam nga ñun les acteurs du football dañu war a takk suñu fit nag xoolante ci bët te waxante dëgg ku ci ne xam la nga def amuñu woon stade de l'amitié ku ko toj du footballeur yi du les acteurs du football ñoo ko toj amuñu woon stade Demba Diop ku ko toj du ñun kon nag lii dëgg tey dëgg mooy bala nga tubaab def naan nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude mooy yow li nga def ci sa bopp mënoo nag xool keneen ne ko yow la on est d'accord que infrastructure dafa am solo mais boo seetee programme bi nga xam ni mettre nañ ko en place pour defar ay terrain gazonné boo jógee Matam am na terrain Louga am na terrain Saint-Louis am na terrain Thiès am na ñaari terrain Dakar am na ñeenti terrain xam nga li ñuy wax terrain yëpp mooy effectivement infrastructure de dernière génération man bi may ñëw équipe nationale Bambey laa doon football ci suuf laa doon football première fois bi ma duggee ci gazon mooy bi ma ñëwee football ci équipe nationale Dakar léegi xale ba nekk Kolda am na gazon ki nekk Diourbel am na gazon mais dinaa profiter nag. mais nee nañ gazon synthétique boobu noonu. waaw FIFA reconnaître ko. non moo tax ñuy jouer Lat Dior. ok moo tax ñuy jouer Lat Dior. léegi li ñuy boo ko seetee Demba Diop léegi stade fédéral lay nekk. def nañu convention bi ba pare. jox nañ ko fédération FIFA dana ko financer def na appel d'offre bi. ki ko gagné xam nañ ko. yaakaar naa ni fii ak fin août dana commencer liggéeyam. stade de l'amitié c'est dans le cadre de la coopération avec les Chinois. donc ñoom bu du woon mbas mi pare nañ bu yàgg. stade du Diamniadio ku fa jaar. avancé na bu baax da ngay xam ni léegi mu pare. kon nag xam nga boo tooñee ba pare. ñu ne la waaw ñi ngi defar. ñu nekk di defar te nga teg ci sa bët. da ngay yaakaar ni ki la jox ndékki jox la añ bu la nee reer dana ñëw. jàppal ni reer bi dana ñëw man jàpp naa ni 2022 bu Sénégal bëggee organiser Coupe d'Afrique mën na ko parce que dana fekk infrastructure yëpp pare. parce que li ci des mi ngi Sénégal. bu dee yoon yi bu dee télévision yi bu dee yëg yi ci war. loolu am na Sénégal. ñu bëri nag dañ naan Sénégal amul terrain moo tax Augustin les dépenses de souveraineté de l'État li mu ciy def mooy susciter accompagner. Maniang Soumaré noonu la demee. Maniang Soumaré bi ñu demee ba nga xam ni FIFA nee na mën nañu financer. dañu dem def convention ak mairie ba. mairie bi parce que FIFA du financer état. fédération lay financer. mu financer ko Maniang Soumaré pare na. léegi kon war nañoo rafet njort te dans le cadre des jeux olympiques de la jeunesse. Iba Mar mi ngi ci biir. ak piscine olympique bu Point E. kon infrastructure de dernière génération yooyu mën nañoo rafet njort danañ ko am. fii ak 2022. mais en attendant. équipe bi waroon a ñëw équipe bu FIFA bi waroon a ñëw pour valider te travaux yi ñu waroon a def Thiès ñëw na ba valider na ko. kon à partir de maintenant mën nañoo wax ni. xëy na danañ fa fubalaat. peut-être ñaari match ñetti match waaye
fii ak fin d'année ci yoon danañu am au moins benn wala ñaari stade yu pare. ci Thiès boobu la ñuy des sax ndax gisoon nañ ne que match bi amoon Jaraaf ak waa Cameroun yi. ba ngeen fubalee ba pare. arbitre bi match bi jeex ngeen ñu éliminer leen. dëgg la joueurs yeeg ñooñu ñi mu àndal ak. di xeex ak arbitre rek yooyu noonu. loolu tamit en tant que acteur sportif. loolu war ngeen ko déplorer quand même parce que image du Sénégal la ñuy jaay. parce que loolu compétition la. violence ci bopp moo àndul ak sport. saa boo ko defee mu won la ko. xam nga maa ngi la jëkk a wax stade de l'amitié. lu ko fi indi violence. joueurs yi waaye. dañu def violence ñu tëj terrain ba. waaw mooy ba ñuy dajee Côte d'Ivoire. voilà boobu lañ ko tëj. ñu gagné ñu toj stade ba. ñu tëj stade aj bi ñu génne ñu ñuy dem di football ay Mauritanie ki Maroc. stade Demba Diop. lu ko waral xeexoo. terrain ba daanu am ay nit ñu ca gaañu. fu am ay gaañu nag dossier bi dootul nekk dossier Jean wala Paul. parce que juge bi ci boppam. moom mooy décider kañ lay libérer stade bi pour ñu commencer ko liggéey. donc violence moom fa àndul ak sport. sport d'abord dañuy wax sportivité. fair play. respect des règles de l'art. buñ la gagné nga xam ne gagné nañ la. nga xam ne da nga daan gagné. voilà ñun Jaraaf ñun loolu duñ ko cautionné. parce que boo seetee compétition africaine bi bëri ñu dem gagné leen ñi ñu gagné ñëpp nag ñooñu dañ leen di gagné buñ la gagné xamal ni. victoire moo fi ànd ak match nul ak défaite. buñ la gagné nga xam ni gagné woon nga jàpp ci yàlla dem dafa duy wat xam ni ki la gagné moo la mën. man loolu laa jàpp. gis nañ ne aussi seen kii joueur boobu ñu jaay ko muy Abdou Ndiaye. waaw Pape Abdou situation boobu. waaw Pape Abdou dem na Orea. li ko waral ñu waxoon nañ ko c'est-à-dire santé financière mooy entre autres moo prépondérant ci résultat sportif. parce que boo seetee Teungueth Football Club ak Jaraaf seen parcours ci Coupe d'Afrique yi li tax mu baax mooy mbas mi. xam nga Covid bi mu amee. benn joueur demul waaye liñ daan def. li am ren rek moo daan am dañuy bàyyi ba saison bi jeex nga ñàkk ñeenti joueur juróomi joueur bu ko defee ñuy doon voilà bu ko defee beneen saison bi da ngay affaiblir soo ko seetloo sax am na ñu bëri ñoo xam ni dañu gagné compétition majeure coupe du Sénégal wala championnat at ma ci tegu ñu dem deuxième division dal na Gorée dal na Pikine dal na Douane ñooñu ñëpp c'est la rançon de la gloire. mooy boo amee footballeur yu xarañ ñu dem gagné ji ñooñu la ñuy bëgg. comme nag fi mu ne ñenn ñi ñooñu ëpp gum koom. parce que football léegi liñ ciy tudd. du ay weccit. ay xaalis yu am solo la. Pape Abdou effectivement championnat bu baax bi mu def surtout Coupe d'Afrique. foo dem danañ ko laajte. ñun bi ñu demee Harare. match ba mu fa fubal bi match bi tasee ci guddi gi dirigeant yi dañu ñëw seet si ko San Pedro la même chose bi ñu demee Tunisie même chose kon compétition yi am na solo lool am na solo parce que vitrine la li ñuy ñaan kay mooy fexe ba club yi am doole joo xam ni dana leen mën a may ñu téye seen joueurs yi parce que fekk mënoo téye say football say joueurs mënoo yaakaar ni da nga am résultat yu baax parce que nag joueur moo am solo boo seetee Europe bu saison bi jeexee ñu tudd mercato da ngay dégg ay 100 milliards ay 150 milliards et cetera yaa ngi dégg Real de Madrid mu naan préparé na xaw ma lan. 140 pour Mbappé waaw 140 milliards. d'euros pour Mbappé. loolu war nañoo yaakaar ni kon footballeur bi daf ci am solo. environnement bi am na ci solo. mais footballeur bi c'est déterminant. bu ñu yàlla mayoon nag ba ñu am koom-koom bu doy danañ fexe ba téye suñu joueurs yi te yaakaar naa bu ñu téye joueurs yi. au plan local en tout cas danañ am résultat ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Ndofène di am contentement aussi di la dalal ci plateau bi di Sport 7 sur Sénégal 7 ce mot de la fin. jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni fii moom sama kër rakk la donc saa bu ngeen ma soxlaa bu ngeen ko sababloo rek. dinaa ñëw bu soobee yàlla. incha allah te nag lépp lu jëm ci yëfi football. damaa yaakaar ni ku ci sonn rek ñun ngay dimbale. dëgg la ñu ngi leen di jaajëfal cher internaute di leen jox. dig daje beneen numéro ak beneen invité sur Sénégal 7.
cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.